إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الخلصان ما تعاقب الملوان وكر الجديدان. Téléspectateurs yi seetaan LCS la chaîne sénégalaise te seen émission Daaru Arqam tabarakallahu mi ngi dajale ñaari borom xam-xam yoo xamante ni Sénégal min nañu leen ci plateau yi min nañu leen ci diine ji ñu ciy yëngu guddeeg bëccëg maalam tuxaalif bihi asharatul gharra wa ala rasiha ki nga xamante ni mooy Serigne Ahmed Khalifa Niass ñëpp min ko ci xam-xamam ci teggin yi nga xamante ni moom la yàlla def ci moom ci wàllu xam-xam ci wàllu diine ci wàllu politique itam yenn saa yi ak ki nga xamante ni mooy professeur Abdoul Aziz Kébé moom itam di borom xam-xam ñu xam ko bu baax yëngatoom ci wàllu diine waaye itam taxawaayam ci nga xamante ni mooy diine ji nekk itam conseiller ci primature ci premier ministre ak ki nga xamante ni mooy suñu chroniqueur di sëriñ Habib Seye kon Habib ñu bàyyi la nga nuyoo ak say invité. asalaamaaleykum téléspectateurs yi seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatulah tey beneen alxamis Daaru Arqam ñëw dalal ñaari kàngam yoo xam ne daanaka ñoo bokk ci wàllu bi ñu jógee muy ci wàllum arab kii nekkoon conseil président Abdoulaye Wade kii nekk tey conseil premier ministre ñu war a daje tey ñu waxtaanee ci 2100 soldats yi nga xam ne yabal nañ leen fële ci Arabie Saoudite président xamal ne da leen a yabal ngir ñu sàmm Kaaba ga Oustaz léegi ci yooyu dina la waxtaanee nga dalal gan yi. bismillah Ahmed Khalifa Niass. salaamaaleykum. waaleykum salaam. bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. fu ñu mën a nekk. di kontaan. ci sama mbokk mu baax. macha allah mu am xam-xam. ak yar ak teggin yi nga xam ne moom mooy ndey xam-xam. ndax fu ñu jàngee xam-xam éducation lañ koy tudde yarukaay. te yàlla may ko ci lu bëree bëri mu jëlee ko ci ñi baax ñi nga xam seen loxo la jaar. di nuyu barab bi ak borom di suñu doom nga xam ne genn kër gi la muy njabootu ndem si yàlla Ousmane Ndiaye ndax yàlla boole woon na ma wëllëre ak maamam ma Sekk Ndiaye ca Ndar mu wutoo ma Koddu Ndiaye ma nekk fa. jërëjëf sëriñ Ahmed Khalifa Niass moom itam ñëpp xam nañ ko taxawaayam ci wàllu réew mi professeur Abdoul Aziz Kébé asalaamaaleykum ñu bari nga doog téléspectateur. waaleykum salaam wa rahmatullah. ginnaaw bu ñu santee suñu borom julli ci ku tedd gi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi téléspectateur yëpp di nuyu sunu mag sunu kilifa Ahmed Khalifa Niass ndax xam ngeen ni ci wàllu diine ci wàllu tariqa ak ci wàllu patrie bu ci nekk am na ci cër ci ñun di ko teg wàccuwaayam di ko teg place am di leen nuyu yéen tamit yi ngeen ñu invité ci waxtaan wi di ñaanal sunu borom nag ki nga xam ne moo sos barab bi di Ousmane Masseck Ndiaye sunu borom di yeesal ci kawam yërmandeem ak ngërëmam te wuutu ko ci njaboot yi ci barke ak yërmande. jërëjëf professeur jërëjëf sëñ Ahmed Khalifa Niass mu mel nii dafa am coow loo xamante ni ay bés yëpp nit ñi ñu ngi ciy wax muy ñaari junni ak téeméeri soldats yi nga xamante ni président Macky Sall war na leen yóbbu fa nga xam ni mooy Yaman ku nekk yëkkati ci ay kàddu di wax ñuy laaj d'abord balaa ñuy dugg foofu président Ahmed Khalifa Niass lay laaj ndax Yaman bi nga xamante ni tey moo waral coow li digganteem ak Arabie Saoudite
ba Sénégal fas yéene cee wàllu si ndax am na alaaqa ndax am na ay relation mook Sénégal boo amee itam seen relation nan la demee. waaw relation boobu ëpp na ñetti junne at ñu ma ko bindee ci article boo xam ne génn na ci internet ndax li nit ñi xamul bu ñuy wax Renda Saba Yemen moo tax ñuy wax waaye Yemen boo xam ne dafa boot Éthiopie ndax Saba ci Yemen la nekk Yemen tey waaye ba mu nekk royaume de Saba Yemen ak ñuy wax Abyssinie ñu di ko Habasha genn nguur la woon soxna soosu ñu ne ñu tuddee Balqiis yore ko booba léegi junne la ak téeméeri at booba pyramide yi am na ci yoo xam ne yeggagul pyramide yu mujj yi je crois bu Kefren ak sax bu Mykonos booba Kéops moo pare woon muy jamono yonent yàlla Suleymaan ibnu Daawud boobu yàlla ak yónent yi parce boobu yónent yàlla Isa feeñagul yónent yàlla Muhammad feeñagul booba ñun fii ci Sénégal Habasha rek la ñuy tuddee boobu buñ nee Éthiopie tuddaale nañu bépp der bu ñuul ci Afrique ndax baatoon Éthiopie mi ngi jógee ci grec muy Éthiopos mooy borom karam gu lakk mooy firi lii baata Mauritanie di firi ci latin te mooy Mauros wala Moor mooy ñi nga xam ne seen kanam yi dafa lakk ba pare tekki toujours li nga xam ne baata Soudan loolu la tekki mooy ñi nga xam ne dañu ñuul kon ñun ak Yemen démb la ñu woon tey door a ñëw lu ànd bu bees bokk cosaan la te boobu lislaam amagul man la wax beneen affaire ñu bari xamuñu ko Makka naka jekk ci Éthiopie la mos di bokk ci ren ci royaume de Saba mosul bokk feneen am na fu ñuy wax Tihaamata mooy région bi nga xam ne moo commencé diggu Yemen ëmbaale Makka yonent bi ci boppam am na turam boo xam ne daf ko askanale ci Tihaamata muy Tihaam yi am na ñu wax ne Tihaamata mooy caama ñu sant caam wax ne fa la am na ñu wax ne fa lañ cosaan li am solo mooy te nit ñi xamuñu ne yonent Yàlla Musaa alayhi salaam doon na wax éthiopien daf koo déggoon am na ci hadiisam yoo xam ne éthiopien la ci wax comme une birrun sama siyaamun fi mu safar loolu waxi éthiopien ak yeneen bëri na hadiis yoo na ko ñu la nangam la kon bu ñuy jàngat Yaman ci démb duñ ko dégg te delluñu ci Éthiopie bi nga xam ne mooy ci saan nit ko loolu ma dawalaale leen. ok jërëjëf Ahmed Khalifa bu ñu déggee li nga xam ne moom la Khalifa Niass wax ci alaaka bi nga xam ne am na diggante Sénégal ak Yemen mu ne ëpp na junni at problème bi taxaw président yëkkati ñaari junni soldat fas yéene ko fa yóbbu jullit yëpp jàpp ko dégg ñaari baat yi wax ma ne in taifataani min al muminina iqtatalu fa aslihu baynahuma ndax yéwénal googu du woon dem waxtaan ak ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo sëq li nga xamante ni mooy coow li avant ñu yóbbu ñaari junni soldat ak téeméer. maa ngi sant bu baax ci laaj bi parce que dafa poser benn mbir moo xam ne dafay laaj ñu analyser ko ci li xew. soog ko mën a jéem a déggee peut-être ci sunu pas-pas. parce que wa in taifataani min al muminina iqtatalu ni nga ko waxee comme Yémen ay jullit lañu Saoudia ay jullit lañu bu ñu dee xeex nanu leen jéem a jubale mais lu xew est-ce que Yémen mooy xeex ak Arabie Saoudite dafa am benn gouvernement boo xam ne moo nekk Yémen mu am ñu jubawul ak gouvernement bi nekk Yémen ñëw génne gouvernement bi nekk Yémen ca capitale ba ñu daw dem ca beneen capitale ba ñu fekk leen foofu mu xat ñu daw dem Arabie Saoudite mais gouvernement boobu nekk représenter l'État du Yémen xeexul ak Arabie Saoudite gouvernement boobu
moom mooy ñaan ndimbal ci conseil de sécurité bind lettre conseil de sécurité des Nations Unies wax ko ni ko man maa ñaan le conseil de coopération du Golfe ñu ñëw jàppale si ma ci rebelle yi nekk ci sama réew ñu fexe ba ñu dakk ak nu ñu ci mën a jàppee bokk na ci li nga xam ne dàquma ko intervention militaire muy benn lettre bu ñu bind conseil de sécurité des Nations Unies même gouvernement boobule moo bind ci lettre bi ni dama ñaan conseil boobule ñu jàppale ma ci ñu génne outils yi ci ñu génne rebelles yi même bu jaree ñu def intervention militaire. Arabie Saoudite ak coalition boobule ci ñaanu ci demande ci maanaam ci wut wàllu u état wu Yémen la ñu taxaw donc doo nekkul ñaari état wu jullit yuy xeex mais ñaari état wu jullit yuy dellu si lii dëgg du point de vue constitutionnel nag laay wax lii dëgg ci réew donc il faut ñu comprendre fait yi pour ne pas confondre situation boobu la dëgg na donc noonu lañ ko war a déggee maintenant Sénégal dafa bokk Nations Unies Sénégal dafa am ay relations bilatérales ak réew mu mel ni Arabie Saoudite Sénégal dafa bokk organisation de la coopération islamique su organisation de la coopération islamique taxawoon ni dafay indi solution tey bu ñu fàtte ni dafa am proposition yoo xam ni le conseil de coopération du Golfe daf ko def pour ñu régler problème boobu la ci wàllu jàmm de manière pacifique ñi nga xam ne ñooy rebelles yi toppuñu proposition wu fa aslihu baynahuma jooju donc bu fekkee am na koo xamante ni nii fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqaatilu allati tabghi bu boobaa dafay mel ni ñi nanguwul transition bi conseil de coopération du Golfe proposé ñooñu ñoo nekk ci ñi ñu war a jubbanti ba yegg ci suñu waree jëfandikoo doole. jërëjëf Habib. waaw mu mel ne istilaax boobu laay des ba léegi dafa mel ne waxoon nga président pour mu doxal istilaax jéem a jouer carte boo xam ne mooy indi jàmm waaye dafa mel ne def ko ba xam ne oni ñeneen lañ ko dénk. waxoon naa ko boobu sax xalaatuñu ne yi fi dina am parce que ñun dañuy xëy waaw léegi mën na ay weer boobu yegg seegul foofu nii mën naa ko génne sama téléphone mais yónnee ko message à travers le premier ministre nekkoon na ñun wax ONU mu nommé un arbitre maanaam un envoyé spécial chargé du Yémen parce que dinañ mën a jouer rôle arbitrage te am na solo ñaar ñëpp lay soxla. mais lu tax def ko. déet loolu duñ ko laaj l'essentiel mooy wax naa ko mën naa am sama téléphone wala message te premier ministre xam na li ma wax ndax sama nijaay doom la sama jàpp la sama deret la kon laal nga ma kon li may wax leer nañ ñi la bi loolu amee fekk na sax boobu am na kenn beneen envoyé sama mbokk yi Mauritanie ndax ñooy sama néegu ndey ñu daal di ñoom wax ak ONU bañ dindi ka fa nekkoon jox ko un Mauritanien ñoom tey Arabie Saoudite jox nañ ndimbal 200 milliards Mauritanie tey 300 milliards tey ñu jël rôle boobu mais rôle bi président jël man dama ci ànd waxuma 100% 1000% te pourtant day léegi ma bind ne ànduma ak moom comme li woon ci Charlie parce que man xarit wax dëgg laa ca xam donte loolu sax duñ juumteem ay sërxal dana am yeneen dana am mais l'essentiel la mu ngee waxoon le oui n'a de sens que si l'on peut dire non sëriñ bi affaire bi du laaye ji nga wax léegi sëriñ bi du minal mu'minina iqtatalu du loolu kon lan la pour mu nekk ko in iqtatalu ala imanihim
su fekkee ne ñaari jullit dañoo xeex ngir seen ngëm-ngëm mais pas buñ xeexee ci biir seeni intérêt bu boobaa diine nekkatu. dafa mel ne intérêt boobu état amul xarit amul xarit intérêt la am. non da ngay c'est que mënoo jël teg su diini teg ko lu mu attanut teg ko lu ko taxul a jóg laaye ji li mu wax loolu la xam nañu sababu nuzul bi xam nañu lépp hadiis yi ko accompagné du loolu maanaam bu doon ci français la si deux parties croyantes se disputent maanaam essayer de les réconcilier sinon combattez celle qui est en position d'agression jusqu'à ce qu'elle revienne à la normale mais à condition que la raison du litige soit relative à la foi comme ñu d'accord ci ne julli wala woor wala motat muram koor loo xam ne ci diine la ñu wuute ci ba xeex waaye kii buy xeex pour xaram kii di xeex pour bëyam nga ne ñaari jullit lañ kon nag nangam déedéet foofu amul minal mu'minin foofu masaale rek la waaw te yonent bi am na fu waxee ne mën nañoo ànd ak ñu dul jullit def ak ñoom lënkaloo pour xeex ñoo xam ne ay intérêt leen boole donte le ay bokk jullit lañ attention nit ñi day jàng ñetti hadis te Sénégal fooruñ ci hadis ndax benn daara bu jàngale hadis néew fi waaw hadis boo ko xamul doo mën a xam le fond du problème léegi nag nañu dellu si ci li nga xam ne moom le président def man li tax ma prouver ko man Sénégal laa am te damaa bëgg Sénégal doo dara te Sénégal day réew mu tuuti motul 200 000 kilomètres carrés réew mu tuuti la li fi dëkk motul 15 millions maanaam mun motul benn ruq ca Pékin. mais li tiital nit ñi mooy 91 amoon nañ fi ay soldats yu ñu envoyé woon am lu leen daloon. sëriñ bi accident mën na dal fii. mais Iran noonu na Irak te Iran moo ëpp doole Irak. sëriñ bi ni ngay noonu ngay raisonné bu ñu ko dee raisonné sëriñ bi suñ soldats yi duñu nag ay bébé yu nàmp nag ñu naan mooy leen xale bi gaañu ñoom dañoo joxe seen bakkan pour ñun ñii ñoom dañoo ne dañoo bëgg a dee ñi nga seen premier devise muy on nous tue fa lañ commencé on nous tue nag nga naan bu leen ko laal bu leen ko xos moom ci boppam dafay mer parce que attention armée bi lu ñu wax waaye am na loo xam ne boo ko dee wax dafa mel ni yaa leen di xas mu mel ni ñun dañoo bañ ñu gaañ soldat bu gaañoo lu mu nekk soldat mooy ki jox dundam réewam te man de maa ngi lay waxal man je suis volontaire pour dem xeex nañ ma bind deuxième rang premier rang xakay sama réew jaral na ma te wax naa samay doom ne leen volontaire leen wax naa ko sama ñëw leen volontaire leen parce que réew mi woote na su les drapeaux ku volontaire wu rek tu n'es pas un bon citoyen kuy décourager soldat yooyu wala décision bi yow nekkuloo patriote dañuy jouer ci yoo xam ne yi fi caaxaan bu ñu soufflé ne ku bëgg a dee pour réew mi koo ku nekk bàkkaar demal na la jërëjëf Ahmed Khalifa dégg nañu sa wax professeur bu ñu déggee li Ahmed Khalifa wax dañuy tëj foofu mais ñu dem fi nga xamante ni mooy Nations Unies nga xamante ni moom moo ëmb mbootaayu xeet yi ci lépp loo xam ne xew na ci dëkk yi ñuy jóg di def ay intervention ñu gis États-Unis ni mu mel ak Arabie Saoudite ñu gis ne Sénégal jóg na dem fas yéene yóbbu ay soldaaram ci li dul ndigalu Nations Unies muy conseil de sécurité des Nations Unies ndax bu ëllëgee bu ci dara xewee ndax cour pénal international mënu ci am beneen taxawaay bu fekkee waaye mën porte nañ plainte. waaw xam nga droit international tamit droit yëpp sax ay règle la droit international ay règle la Nations Unies dafa am charte Nations Unies moo tëral moo juumul chapitre bu njëkk bi ci article 2 ci paragraphe 4 moo tëral principe souveraineté yóbbaale principe maanaam souveraineté moom mooy réew yi am sañ-sañ ci seen bopp mu yóbbaale principe bu intégrité territoriale maanaam parce que état dafa am loo xam ne bu amul état du am territoire ci la bokk
intégrité territoriale bi moom mooy suuf si nga xam ne mooy suufu réew mi noonu mu ne ñum dañ ko koy sàmmal loolu yóbbaale non agression ak non ingérence ni ñu ko war a sàmmalee ñummaay boobu moo tax du ñu nangu kenn jóge ci meneen réew ñëw tàbbi ci réew moomee wala nga ñëw bàyyi sam réew ñëw dugg ci yëfi réew moomee loolu principe u Nations Unies la mais principe u Nations Unies boobu dafa am ñetti exception bu njëkk bi moom mooy réew moo xamante ni dañu bàyyi doomu aadama yi ñu nekk ci xat-xat ñuy tuddee ingérence humanitaire xaw ma noonu la droit d'ingérence mais principe bi moom mooy le principe de l'intervention humanitaire maanaam dugg ci ngir xett li bakkan yi nga xam ne ñi ngi loru loolu benn exception la ci non ingérence beneen exception bi moom mooy su réew mi lëjee ba kenn mënu koo lijjanti mu am résolution des Nations Unies bu jël dogal ni Nations Unies day dem intervenir ci réew moomee ngir lijjanti ko kooku mooy deuxième exception bi bu ko defee dafa am ay réew yoo xamante ni dañuy dugg ci coalition dem ci turu Nations Unies ci réew moomee ngir lijjanti ko ñetteelu exception bi mooy réew mi ci boppam bu fekkee moo woo xaritu meneen réewam ni ko ñëwal nga jàppale ma loolu exception la ci ci principe boobu la. pour dal ci beneen état war nañoo am autorisation Nations Unies. ban état la ñu dal. bu Yémen lañ. non Yémen état wu Yémen ay xeex. c'est ça la confusion que vous faites état wu Yémen mooy xeex contre ay rebelles. mais li mën di wax tamit ña fa toog reconnaître nañ leen comme état. non vous ne comprenez pas l'état du Yémen ña fa nekk di xeex ci turu état du Yémen ñoom ñoo woo ndimbalu Arabie Saoudite bind ko lettre Nations Unies ña ñuy xeex mooy ñi nekkul ci yoon ñi xottate constitution bi dàq gouvernement ba fa nekkoon ciw yoon ñooñu état lañ duñu état donc confusion bi mooy loolu. léegi lu tax président Sall xaalut ndimbalu Yémen di dimbali Arabie Saoudite. parce que Yémen woowu ko pour mu dimbali ko Arabie Saoudite moo ko woo pour mu garantir sécurité ci biir territoire am. dëgg la léegi Ahmed Khalifa bu ñu déggee li nga xam ne moom la professeur Abdou Aziz Kébé wax ba tey nee na problème bi Yémen ci boppam moo bëgg jotaat la nga xamante ni moom la ko ay rebelle am xaj te rebelle yooyu am na ñu njort ne am na ñu ne seen ginnaaw ñu mel ni Iran bi nga xamante ni bi coow lu jógee rek ñoom jóg nañu taxaw jël position te du ñu nangu benn coalition boo xam ne dina taxaw def coalition pour dal ci kaw ñi nga xam ne ñooy waa Yémen. waaw ngeen baal ma nag débat bi dafa am déficit de portée. au lieu ñu wax ci mbir mi ci aali kan yi dañuy wax naan à propos de. di nga jabar bu ñu la ko may guddi ga ñu la ko jébbale nga naan seet bi rafet na déedéet da ngay paase foofu. mënuñu nekk naan seet bi rafet naa ak létt bi yooyu da nga koy paase ku jóg ne damay xeexi nañu wax xeex bi. waaw ci xeex bi lañ ne moo tax waaw dañu à propos bi. dafay wàcce portée li ñuy wax dañuy dem ci biir. waaw dinañ leeral téléspectateur yi seetaan lan mooy Yémen ak lan moo ci loolu Arabie Saoudite bi da nga koy yeew ci ay futilités ay supposition xam nga tubaab ne nañu avec des mais et des si on met Paris en bouteille nekkul ci ay mais ak ay si xeex bi am na ordre nañ soldats yi jot nañu ordre chef suprême des armées père de la nation pare nañ ragaluñ dawuñ te yow da nga defe ne soldat li muy déglu ordre dañ leen os ne leen seet leen affaire bi ba xam ndax mën naa nekk wala mënta nekk yéen en interne état major ndax pare ngeen te gis nga armée bi ñuy waxtaan seen biir ku ci ne ba ci caporal bi sax ñi nga xam ne ñoom la yore section dafay waxtaan ak section jàllale muy dem sous-officier yi jeex ba ci officier ba officier supérieur bañ xam ne ñoom loolu moo leen tax a jóg parce que soldat bi li tax mu jar a respecté mooy koo xam ne waxtu ne ay doomam xool leen ne leen au revoir
au revoir ba amaana adieu la dootu leen. mais au revoir boobu séntu woon nañu ko feneen fu mel ne que Nigéria wala Cameroun wala feneen. sëriñ bi soldat bi du tànn fa muy xeexee. non waxuma soldat mais bu ñu bokkee ci CEDEAO. dama ne sëriñ bi soldat du tànn fa muy xeexee ji fañ koy xeex loo yow sëriñ bi jàngaat leen histoire Lafayette dafa jël bateau def ba mu fees dem xeexi Amérique histoire bind ko te roi de France daf caa ànd dimbali leen te bañ naa ña bañoon loolu dañu ne Angleterre ngi di dënd ngi tudd ñoo bëri doole dañuy song gis nga qui ne risque rien n'a rien defal ndànk Sénégal amul pétrole amul uranium amul bombe atomique pour ñu wekk ko fokk ay action lay doon kii c'est une occasion unique pour que le Sénégal rentre dans l'histoire bu jënga bu xeex bi paree te incha allah yàlla na ci yàlla may Sénégal ndam fa mu féetee am ndam ba ñu ubbi reconstruction Yémen chômage bi day dañ au lieu dootul nekk Barça mbaa Barça dafay nekk dem liggéey tabax yéeg wàcc commerçant yeeg borom entreprise yi loolu ci liggéeyloo réew ci la bokk ji nga Mitterrand bañ ko ooye ne ko kaay xeexi Irak dafa ne xeex de jubul waaye man intérêt France bañ ma sàmbaloo te intérêt France du mu seetaan américains yi ñu xeex ñuy séddoo marché yi français yi nekk nii chômage damay xeexi pour France maanaam li président wax intérêt sénégalais nañ seet président intérêt bi li muy indil Sénégal au lieu ñuy ñëw ci ay le candidaton. waa léegi bu fekkee par exemple dañu dégg li nga wax. kii daf la laaj mu ne la. avant ñuy dem Yaman Mali mi ngi fi Nigéria seen problème Boko Haram mi ngi fi lan moo tax mënuñu woon dem te ñuy suñuy dëkkandoo def fa intervention avant ñuy dem Arabie Saoudite moom la Habib. déedéet wax bi du noonu. noonu waroon a wax. mooy Sénégal day Nigéria oo nañ ko ne kaay dimbali ñu mu bañ. Tchad oo nañ ko ne kaay dimbali ñu mu bañ. mais li tax benn cadre bi ñu bokk muy CEDEAO war nañu ànd xeex ba pare. sëriñ bi da ngay xam mécanisme yi ni muy doxee di nga caméra bi bu ñu la ko joxee xamoo foo koy taale. xamoo nooy sumi mais doo ko jëriñoo. c'est-à-dire que amul loo xam ne autosaisine la. Sénégal lu jëlee daal ne volontairement kat maa ngi dem Nigéria xeexi il faut que Nigéria ne ko damaa lott fii kaay dimbale ma. Nigéria waxul loolu mook Tchad ñoo waxante même Niger di sës ci ñoom ñaar demul xeexali Nigéria parce que jàpp nañ ni yeggagul ci laaj wallu donc te sax ñooñu bis bu ne fi mu ne nii armée nigériane daal di génn ñu bëri ñoo xam ne ñoo leen téye woon donc je crois que wax loolu dafa am ñoo xam ne intellectuellement duñu malhonnête président laal na fu baax ñu ne kon ñun mel nañ président wala ànduñoo ak moom kon affaire bi nañ ci xëpp suuf mais il faut savoir jusqu'où ne pas aller. jeex na professeur si question boobu. su fekkee. bismillah may nga ma teg ci dara. xam nga lii sunu mag sunu sëriñ wax. mécanisme yi ñu xam ko dafa am solo. parce que Sénégal mais du yëkkati boppam rek dem comme nu mu ko waxee nii xaaral ma dem Nigéria. xam nga Nigéria bi fa mbir ma xawee. pourtant Mali ñoo yëkkati suñu bopp de. ginnaaw bi ñuy France waxee ñu dem. non yëkkati wuñu suñu. non. yow ak France ginnaaw bi ñu France waxee ñu dem. non yëkkati wuñu suñu bopp. Mali problème mu Mali problème mu CEDEAO la woon taxawal benn corps pour mu dem intervenir. ñu bañoon ginnaaw bi ñu ko France waxee ñu dem. ñu déglul dafa waroon a am. Un fonds financier pour soldats yi ñuy yóbbu Sénégal ak Côte d'Ivoire ak ñeneen ñu préparer leen sur le plan logistique préparer leen sur le plan armement te loolu taxawagul woon asaalowul pourquoi ñuy wax Sénégal kenn asaalowul woon sax ay soldats pour Mali ci liggéey boobu ci la CEDEAO nekkoon bi mu sottee ci la soldats yi dem soldaaru Sénégal ak yeneen i soldat kaawu Boko Haram ñi mu concerné mooy les pays du bassin du lac Tchad ñoom ñoo concerté wu ci seen biir intervenir uñu de au niveau du Nigéria dañu taxawal benn cadre opérationnel pour aar seeni réew Nigéria
bi Union africaine di woote pour entériner liggéey boobu la nga xam ne moom la réewu bassin wu lac Tchad bi di def Nigéria sax sawarul woon suma juumul sax demul woon parce que Nigéria dafa amoon réyub comme réew mu mag la woote kuy ñëw ci biir territoire am réew yooyu lay di nekk les pays du bassin du lac Tchad ñoom ñoo constitué force yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Cameroun Tchad Niger sax comme ni ko doyen waxee beneen sax ci réew moomu la bokk mais envoyé wul donc il faut ñuy mel ni am na benn téléspectateur bu ne ci ligne bi. il faut ñuy salaamaaleykum. allo allo waaw. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam man la Anna Mendy Parcelles Assainies. yow la. Anna Mendy Parcelles Assainies. waaw bismillah soxna si. waaw dama bëggoon bokk ci waxtaan bi. bismillah. waaw ma ne militaire yi. waaw. ñu ngi ci seen rôle. ci seen rôle la ñu nekk ñoom. militaire bu ne bëgg naa dem mission. maa ngi ñaan ñu dem ci jàmm ñu bisiwaat ci jàmm ak salaam. di ñaanal tam Macky Sall. loolu laa amoon lu mu. jërëjëf ñu bàyyi professeur mu daaneel. waaw donc ñu comprendre Afrique dafa am ay kuréel yu nekk ci sous-région yi kuréel bu nekk nag yow yaay doxal ci su fekkee xat-xat am na noonu la amee Mali noonu la amee pour les pays du bassin du lac Tchad. wax nag ni Sénégal lu tax demul Boko Haram wala lu tax demul Mali ça veut dire que comprendre ni même suñu sous-région nu muy doxee. waaw monsieur kii Ahmed Khalifa dem bi suñuy soldats di dem Arabie Saoudite lan la ci Sénégal mën a gagné. Serigne bi. Yunus sallallahu alayhi wa sallam. am na ku ne ci ligne bi mbokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ bi ko fooy wooteeg noo tudd. El Hadj Malick Konté. bismillah Hadj Malick. oui mouvement sauvé du Sénégal. bismillah Hadj Malick. maa ngi nuyu ñaari auditeurs yu ngeen invité. ñu nekk wax dëgg yàlla ay kilifa ci réew mi. su ko dégg suñu wax xam ni wax ni rafet na. xam nga lu yàq Sénégal. man li waxoon je suis contre le régime. mais être contre le régime ne veut pas dire que doo wax dëgg. le chef de l'État il est le chef suprême des armées. vous croyez que les généraux yu nekk ñàkk taw dafay envoyé ay doomu jàmbur ci dara. mais c'est l'Arabie saoudite qui a fait appel au Sénégal pour que ñu envoyé des soldats là-bas. pour koy dem c'est pour que ñu dem fekk taxaw aar Arabie saoudite. dem na pour jéem a intervenir ci guerre yeneen boobu. xam nga Sénégal fi mu toll rek moo ko ñu xool lan moo koy développé balaa may dee dégg naa sànq waa Jamra naan alors en 91 soldats yi tamit 100 millions la ñu am xam nga ki ñu ko def confusion ñoom c'est une honte parce que loolu ñu wax amut accident su ma ko am ñooñu génn ak donc mu bëgg que ñu xam ne actuellement képp koo xam ne kii da nga bëgg a préparé sax wala sax jéem a sax tim sax ay xaati ñoom wala tey exemple bu fekkoon influence armée bi ñu nga dem Sénégal am problème mais lan leen di jëriñ nit ku baax da nga réfléchir Macky Sall est le chef suprême des armées les Sénégalais jaar na affaire bi assemblée nationale quoi qu'on puisse dire yaa ngi dégg waxtaan nañ ci ak CNT am na yoo xam ne sax ak citoyen yi mais pourquoi ku nekk bëgg ci di aggraver la situation di influencer la population di intoxiquer la population gis nga fa ne nii képp koo xam ne kii am nga loo xam ne naqari na la te fexe nga daal un programme bien défini nga présenté ko les Sénégalais pour que ëllëg nga mën a jël réew mi waaye je suis dans le gis nga ki nekk ci opposition bu mu tax aussi nit ki lu mu def ci lu baax nga wax ko lu mu def ci lu baax su ko defee ci lu baax ñun ñoo njëkk a bokk suñu mbokk yi fi bokk dafa ñu El Hadj Malick waaw xam nga incha allah li nga wax dégg nañ ko. léegi yow da nga comme ni ma la ko waxoon rek émission bi di ñëw yaa war a ñëw bàyyil sa numéro téléphone ci régie bi ñu après dina la jël ñu bàyyi Ahmed Khalifa ci laaj bi nga xamante ne laaj nañ la ko guerre bi lan la mën a jëlal Sénégal. sëriñ bi. dafa am ay raisons yu war a tax. ñu song guerre. foi croyance dana ko waral. moo taxoon tubaab yi def ay croisades ay roi de France ak
kii Charles Cœur de Lion yow ñëpp ñu coalisé Pape yebale ñu ne ngay xeex Jérusalem so jumaa yi Jérusalem mooy tuñ doore ko nekk na église 400 ans ñeenti téeméer croix moo ca nekk danañ xeex itam ngir koom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeex bi mu njëkk a xeex muy Badar koom a taxoon ñu ñëpp jàng nañ ko ndax booba màng mi ñi ngay waroon a jógee maanaam Méditerranée ci Gaza tey ñëw war a teggi Médina pour war a dem Màkka mu dogale leen xeex ñoom pour bañ leen a bàyyee koom mi te koomu àddina mi ngi ci triangle boobu depuis 2 siècles foofu mooy diggu àddina diggante Arabie Saoudite tey ak Iran ak foofu Yémen nekk am na benn triangle magique bu fi nekk boo xam ne moo yëngal àddina depuis 200 ans ñu nekk à 5000 ans du théâtre des opérations opportunité am ji nga opportunité benn yoon lay fëgg boo dof-dofloo ba mu jàll nga naan opportunité ba ñu la jeex na dootul dellu si am nañu opportunité en tant que petit pays pour jouer un grand rôle keroog bu ñu toogee ñu ne la table des vainqueurs Sénégal bokk ca yàlla na ca bokk boobaa la ñu door a xam décision bi lan la mën a jur benn dana jur Yémen tabax ko ça va prendre 20 ans et la muy jël te toujours bu ñuy séddoo ña gañe ñooy séddoo te duñ sédd kenn de Sénégal bu bokkee ci ñi gañe ëllëg waxuma nag dana dugg Yémen wala dugg Yémen kooku mi ngi aju ci affaire bi nu mu demee xeex nag moom daay xam nga daay ko tàkk mooy àll boo xam ne dafay tàkk mën nañ jékki-jékki rek mu fay mën nañ jékki-jékki ay ngelaw ñu embrasé ko muy dem waaye olof na ni ragal du jëm guy ndax day naan waaw ko ma kii guy gi kat mu ñëw dal sama bopp bi. mais ay risques yu bari am mais loolu buy jaru ko. mais ay risques yu bari am na ci tamit. waaw bien sûr. ay qui ne risque rien yeggale ko naa rien sëriñ bi ñun man nee naa la man mi wax ak dama ne man soldat la nañ ma jox tëni. mën a joxoon tëni nii nga def non seulement damay xeexi wallahi bu ma demee sax yàlla bu ma dellusi ndax dee ñu rax say doom ne leen dee na ci xeex moo gën dee ci sawla xawlal waaye nit ñaa ngi terxis ba na ci duus yi di dee. président dama bëgg ñun ñu xam ne xeex bi du xeexu Alaaji Macky Sall suñ xeex bi ñëpp la bu mu amee ndam li amee nag ñu xëccoo ko moom ku ci nekk naa la ma ca waxoon nag la ma ca defoon attention du ndamal kenn nit du ndamal kenn nit te ndam mën na cee am te bu ci ndam amee dana yokk Sénégal lu bëri Sénégal day bokk ci décideurs yi dans le monde. ñu jël ko ci ligne bi bismillah mbokk asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi noo tudd ak fooy woote. waaw man sëñ bi Abdou Diop laa tudd fii Kër Massar laay woote. Abdou Diouf yow rek la ñuy déglu. waaw dama bëggoon intervenir ci débat bi rek pas dans le fond mais dafa am benn affaire bu am ci Sénégal par rapport aux médias surtout. dama remarqué ci débat bi bon en général au Sénégal sujet bu nekk ku xam wax ku xamul wax. mais je remarque que fii seen plateau bi macha allah ñaari kilifa yu fi daje Ahmed Khalifa Niass ak le professeur Kébé. su fekkee dem nañu bay def benn plateau pour parler d'un sujet bu mel nii. Vraiment, il serait de bon ton que nous ayons des journalistes, voilà, en tout cas, nous animons le débat, nous avons non pas peut-être le même niveau de connaissance académique avec le même niveau de culture, mais au moins, nous avons préparé une émission. C'est facile de préparer une émission. Préparer comme nous avons nous profiter. Mais je remarque qu'il y a consort, bon. C'est-à-dire ay intervenir parce que rappelé léegi ngay jàkkaarloo ñu di wax ci sujet bi mel ni xamoo sax mécanisme yu régir pays yi entre les rapports yi ñu am li leen tax li war a tax pays jóg wala bañ a jóg donc je trouve que c'est un peu déplorable. Malheureusement dans ce pays là dafa am ñi nga xam ne ñi lu xew rek ku nekk wax ku xam wax ku xamul wax boo dajee ñaari kilifa yu toll ni Ahmed Khalifa Niass ak le professeur Kébé vraiment bëggoon naa ay journalistes yu chevronnés yu mën a préparer émission yu mën a poser les bonnes questions
yi mën a comprendre li ñuy expliqué jàkkaarloo ñoom wax ak ñoom ñu mën see jëriñu loolu rek moo si doon sama intervention merci. jërëjëf yàlla fay la dégg nañ sa wax tabaarakallahu lu am solo la ndax émission boo gis wala loo gis rek critique mooy tax mu avancé waaw. bu leen fàtte ne. Seydi Hadji Malick mu baax la. te boo nee Seydi Hadji Malick doy na. mu baax mi dafay nekk premier tour mais dafa jël doomam taaw sëñ Ahmed Sy. demal xeex ba mu ñu wax ne Sénégal ñaaw la dañoo daw. pour lan bu Alaaji Malick joxee doomam dafa doom yi keneen di xaarati. Serigne Modou Moustapha ñu waroon teel joxe ko yaa ba xarimam jël place am. attention ñi ngi wax ne nañu xeexi ci koo xam ne ku fa dee di jullit ñu yóbbu la màkk suul la baqee wala suul la baqee ci yonent bi loolu jar na sax xaru bu xaru dagganoon. ñu nekk fi nag di sikkal yéen ustaas yi na leen arme bi jël. kay ngeen di fa jiite ku dee ngeen jullee ko ku feebar ngeen ñaanal ko waar nit ñi loolu mooy seen rôle. vous avez une occasion de rentrer dans l'histoire il faut pas la rater. waaye bu ngeen fi nekkee naan waaw sa laal affaire bi du muy demee war nañoo dem CPI MEPI yooyu amul. jërëjëf rek ak ñàkk a bokk moo fi ne. jërëjëf Ahmed Khalifa professeur léegi taxawaay bi nga xamante ni moom la su parti politique moom la politiciens yi yor ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu politique ndox ni Ahmed Khalifa wax ni taxawaay bi nga xamante ni moom la Sénégal yëpp waroon yor mooy ni dañoo gis loo xamante ni suñu njëriñu réew la ñun ñëpp dañoo waroon taxaw jàpp ci ndax gisoon ni kon débat politique bi taxawaay bi bañ ko doon xaaree bokkul. waaw des fois bu may déglu intervention yi dina ma xaw a jaaxal tuuti. bon dëgg la nag réewum Sénégal réew la moo xamante ni pluralisme bi am na wuute yi tout ça mais réew aussi yaakaar naa ni dafay am li ñuy tuddee ay consensus fort te ñun suñu armée dafa waroon bokk ci consensus fort yi nga xam ne bu xasee ba taxaw rek ñun ñëpp ñu nekk ci ginnaawam jàppale ko et d'autant plus que le président de la République ci li nga xamante ni noonu la ko yoonu constitution wu Sénégal maye. concerté wu na ak ñi mu war concerté parce que fii Sénégal aussi souvent dañ naan concertation mel ni concertation mooy ne ñëpp wax. ci tradition islamique dafa am lu ñuy tuddee ñii na saka nocci dafa am kuréel bu ñuy tuddee ñii na saka nocci dafa am mbir yoo xam ne bu jotee ña ca mën a nas mën caa nocci. nee la ñuy waxal. mbirum armée waaw. mu mel ne bu ñu waxee opposition bi ñoo ciy wax. opposition bi waaw bul fàtte opposition bi laa jëm si woon s'il te plaît. s'il te plaît ci opposition bi laa jëm si woon. ñii na saka nocci ci wàllu armée bi moom xam na ñan la wax ak ñoom ñii na saka nocci jëm ci askan wi ñii ci kuréelu diine la ak aada ñii ci kuréelu politique ak société civile. li ñuy tuddee représentation nationale mooy lan mooy assemblée nationale ñi nga xam ne ñoom ñoo am parti politique bi ci pouvoir ak parti politique d'opposition ñoom ñoo fa daje président li ko ci yoon may def na ko mooy ñëw communiquer ak ñoom. ngir benn lettre rek. loolu la ko yoon may loolooy communiquer ak ñoom yoon def ni su ko neexee sax la yoon wax. du lu ñu ko gàpp mu def ko ci consensus fort yi moo tax ñu may loolu président de la République dafa am loo xam ne constitution moo ko may président ni ko yow sa wàll la mais mën nga cee communiquer ak assemblée nationale pour waa réew mi yëpp xam ni mu demee. waaw bu ñu fàttali ne opposition boobu ñoo yoroon réew mi 2011 mi nga xam ne ñu ngi génnee relation Iran yi ak Sénégal est-ce que nekku dañuy tiital doole Iran bi nga xam ne Iran am. ñu fàttali ne Iran jëloon na ay armée ñoo xoon ne jaay na ko Nigéria pour dóor ko Sénégal est-ce que nekk loolu la ñuy tiital Sénégal. ki nga xam ne dafay jël décision ki yàlla dogal muy jël décision wax ma président Macky Sall dama wax de manière impersonnelle ki nga xam ne yàlla daf sëñ Abdou Lahad Mbacké ridwanullahi alayhi Serigne Cheikh Tidiane Sy Maktoum laa dégg mu wax ni Serigne Abdou Lahad daf ko ni Cheikh ñu baal ma ci ni ma waxee ni mu waxee laay nettalee bu la yàlla mayee nga war a gëdd nit ñi bu gëdd leen jotee da nga leen di gëdd loolu dafay tekki ni ki nga xam ne yàlla daf ko jox kilifteef
bu jël dogal jotee li alquran wax boo waxee ak ña nga war a wax ba pare bu jël dogal jotee da ngay sës ci yàlla te jël dogal boobu la. bu fekkee nag dañu am kilifa yoo xam ne mënuñoo jël dogal balaa ñuy jël dogal il faut ñu nekk di ko discuter pendant 3 mois. dogal boobale opportunité ba dana weesu. ba gëm ni ci mbir mii de lii autorité yi waroon def président de la république lu mu waroon def na ko wax ci ak ñi ci mën a nasaka nocci wax ci ak ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi parce que am nañ ci cër wax ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy représentation nationale bi ci ni ko yoon may li ci des moom mooy ñu nekk benn dànk ci sunu ginnaaw arme ñaanal sunu borom ñaan sunu borom mu defal ñu ndam parce que sur le plan diplomatique sur le plan de la représentativité maanaam ci ni ñuy ràññeekoo ci biir yeneen xeet yi occasion la boo xam ne Sénégal rekk a ko am tey ci Afrique loolu du tuuti loolu lu jar a màggal la. jërëjëf professeur mel ni ñu ngi may def siñ ne ma waxtu wi dab nañu xanaa ma bàyyi rek Ahmed Khalifa mu def appel bi nga xam ni moom lay def. waaw xam nga sëriñ bi yéen ñëpp jàng ngeen. yàlla di wax ni woyu ci boobu il moom nii ma xaaxe dana ci taay yonent bi nga jóg ne nit ñi dem leen xeex seen xeexukaay la nii ñi nga ma xaaxe dana xitaal yi buñ nee Yaman Yaman la buñ nee Saoudite Saoudite la buñ nee Éthiopie Éthiopie la fu ñu wax ne foofa la foofa la l'essentiel ñu bëree bëri ñi ngi def maanaam normalement buñ appliqué loi bi dañ leen war a bu courement. allo. waaw mel ni am na ku ne ci ligne bi mbokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah sëñ bi nu tudd ak fooy wootee. Lamine Diagne Kër Massar. bisimilah. affaire bi fu mu nekk ñu bëgg a jël ne Arabie Saoudite le fait que mu woo waa Sénégal. di ko dimbali ko pour ñu rey suñuy mbokk jullit ci Yémen bëgg jël affaire outil def ko yëfu chiite loolu moo dul dëgg. il faut ñu xam une chose Arabie Saoudite ba rebelle syrien yi ñëwee daf leen doon dem jàppale contre nguuru Bachar al-Assad tey ñu ngi jàppale nguuru Yémen contre rebelle yi moom intérêt am lay xool nguuru Arabie Saoudite représenté wul les musulmans du monde entier représenté wul les sunnites les chiites représenté wul surtout Iran moo koy représenté foog ñu xam une chose on veut politiser le chiisme ak le sunnisme loolu rek moo tax y a une division religieuse léegi sur le plan politique lañ ko bëgg a yóbbu salaamaaleykum. waaw waaye Sam jërëjëf. waaw. Arabie Saoudite xam nga ne tey jii toj nañ Najraan bokkul ci Yemen de toj nañ Jaazaan uxdud boobu nga jàng asxaabul uxdud di naari laatil uxdud isum alayha qu'udun tey toj nañ ko te foofu ci Arabie Saoudite la bokk bokkul ci Yemen affaire bi du chiite man maa gën a uteeg wahabisme ndax man la sama baay bindoon tahaddusan bi ni'matil wahabi bi raghmi unfil munkiril murtabi boo xam ne taw aratuna si ila tiaani wa darbiluna cheikhina tijaani 29 lañ uute ñoom ak wahabi ba tey waaye dama ne affaire bi bu doon Russie bu doon Chine bu doon Corée te Sénégal mën ca am benn ora màggee ci sinon nous ne grandirons jamais. Nous serons toujours un petit pays. Nous avons l'occasion de grandir. jar na bakkan te man di waxuma dem leen sama bos laa jiital man sama bos laa jiital ak ku ma déggal door a waxu keneen parce que kenn du dee ñaari yoon. Ce qui est important mooy affaire bi jusqu'à présent nekkul chiite ak sunnite. affaire voisinage la. dóor nañu ay dëkk ci biir Arabie Saoudite man xam naa fan mooy Yaman xam naa fan mooy muntaxa boobu Assir la tudd ndax jafe gi mu jafe ndax ay kàmb la ak ci doj donc ay gruyère la ci ay grotte xam naa nu mu demee dóor nañ ko tey dóor nañ ko démb dóor nañ ko mbarki démb l'Arabie Saoudite est en état de guerre défensive ak nguur gu fa mën a ne muy république muy royaume muy empire muy lu mu mën a doon mu nekk réewu jullit bu leen fàtte ne Sénégal dee nañ 14-18 te deeluñ kenn lu mooy ay tubaab dee nañ 39-45 dee nañ guerru Indochine dee nañ guerru Algérie dee nañ Syrie googu dee nañ ci yeneen i réew dee nañ sax Fashoda ci Soudan ñun deel nañ jàmbur yi fu ne pour la première fois
ñu dee ci foo xam ne jullit bu fa dee ñu bootal la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois ñu dee ci ordre nit ku ñuul xaw ma nag Makki dafa wuy turam ndax Makki mooy ko dëkk Makka xaw ma dafa wuy turam moo dëkk Makka Makki la di xeex ngir Makka waxuñ ne nag bu ko nit ñi séedee dañuy teg kaaba gi nii daal di benn rang waaye ku laal Najraan mais Najraan diggante mag Jidda 70 kilomètres diggante mag Makka ay 90 kilomètres mais kooku ku ko laal 90 kilomètres de la Kaaba ñu ngi bombardé wala gars yi duñ jàng actualité duñ seetaan télévision xanaa waaw loolu xew gravité mu toll noonu ñu nekk fi naan waaw ay xaalis ay nangam non faut être honnête je crois que Sénégal buñ buggee am xaalis mën nañ koo amee neneen fii ay réew mi ay 1000 milliards dugg na fi yoo xam ne xeexuñ fott suñ mais lii dafa jar réew mi ñu cotiser sax seen ñi waroon teeru ñu ngi dem ne ma lii ak Barsax mbaa Barça lu gën a dangereux lii xew barki démb bu Italie ñaata ñoo ci dee ñu dëkk Kédougou ñu dëkk Guidera ku moo gën a métti téeméeri yoon te ñooñu dañuy ut rek lu ñu lekk lu ñu mandat seen waa kër mais ici il y a une aura yàlla yonent baa ngi ci koom ëllëg a ngi ci liggéeyal ëllëg a ngi ci te maa ngi nii di wax ak yow te président de la République xam na ko tey jii bu jëloon décision boo xam ne man jàpp naa ne décision boobu jëriñu Sénégal maa ngi njëkk a contact ak lu ma ci mën a fekk. jërëjëf professeur sa kàddu gu mujj. waaw xanaa ma répété ko rek que am réew daal un peuple un but une fois suñu réew loolu la. benn askan lañ. benn jubluwaay la ñu am benn pas-pas la ñu am loolu dafa laaj li ma wax ay consensus ay mbir yoo xam ne dañ ciy déggoo. ñii moom ku ko laal nga waa Sénégal yëpp. dama boole armée bi ci déggoo googu la. te armée wu Sénégal duñu ay cuune. ñi leen jiite duñu ay cuune. te yaakaar naa tamit suñu autorité politique. président de la République mi nga xam ne moo jël décision boobu la. nekkul nit koo xamante ni dina jël décision à la légère. par conséquent lii doyen wax ma feddali ko dañu war a am loyauté ci sunu ay xariti démb Arabie Saoudite ci la bokk. li tax ñu nekk xaritu Arabie Saoudite diine moo ko lal. diine jooju nag bu jaree ñu mobiliser wu dem ngir suñu réew am ràññiku gu mu ràññiku ci wàll yépp nag militaire politique diplomatique am ràññiku gu mu ràññiku ci biir Afrique ak ci biir àdduna bi yaakaar naa ni am na réewu Afrique yoo xam ne bu doon ñoom ñoo am ràññiku gi nañu ci bég lool kon ñun waa Sénégal nañu ci bég lool. jërëjëf sa kàddu gu mujj xam jërëjëf ma jaajëfal suñu ñaari invité yi nga xam ñoo fi ñëwoon ngir leeral boobu la point leneen ñi gërëm ñi nga xam ñoo woote tamit ci émission bi yëpp di beral nuyoo spécial Abdou Diouf di ko wax ne ko li nga wax bàyyi nañ ci xel dañuy gën a góorgóorlu leneen oustaz wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. moo wax ne bu ñu découragé soldats yi parce que am na wax yoo xam ne boo koy wax soldat bi war a xeexi soxnaam sa mu dendal ca lal ba moom ngay jooyloo ak njabootam. wala xale yi doomam yi ñoom nga yëg papa dégg nañu foofu dafa garaaw nangam déedéet parce que ñooñu soldat bi moom pare naa dee waaye koo xam ne nag da nga xoqatal ay doomam loolu nga wax bokkul ci opposition kooku lompoñ scission la waaw lompoñ loo nit ñi buñ leen lompoñ loo ji nga ala kulli xaalin ko xeexu dit da ngay dee ala kulli xaal dañuy dee ci lu ne yooyu ngerte saa sax dañ ciy dee wallaay wasa jërëjëf Ahmed Khalifa jërëjëf professeur Abdou Aziz Kébé ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci seen modestie ak seen disponibilité bi nga xamante ne soxla leen ci émission bi yal na yàlla defal leen tawfiq defal ko mboolem jullit ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziar bu baax ki nga xamante ni mooy Hadji Malick Sy Maodo bi nga xamante ne moom la ñu yàlla booleel di ñaan yàlla defal ko tawfiq ak njabootam yëpp ki nga xamante ne moo ne ci caméra bi di Papa Dieng Pape Samba ak Ëmma ki ne ci régie bi di Alsane Sène hada billahi tawfiq wa astaghfirullah. am na benn baat boo xam ne nga baal ma leen mooy yeggalee ko mooy ñun en tant que confrérie ñun chia lañu gën a gën jege ko wahabiya parce que confrérie tariqa forme la ci tuqiya te mboolem tariqa yi ci Seydina Ali lañ taxaw
seen sëriñ du Ababacar du Omar du Ousmane du keneen du Muawiya du kenn Seydina Ali rek lañ gëm bëgg ahlul bayt ñun tariqa allahumma salli ala sayyidina muhammadin la ñuy wax wa ala ali sayyidina muhammad boo jàngee jawharatul kamal nga xam ne kenn dàq ñoo julli ci bi ak ñooñu du question chia sunni ñun même bu ñu classifié sunna ñun suñu racine chiite la waaw Cheikh Ahmad Tidiane ci boppam bàyyam Iran la jóge jërëjëf Ahmed Khalifa hada wa billahi tawfiq wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه